Institution Sainte Jeanne d'Arc Moussor ya direction ba defal élèves yay muuru waajur ya ne nangu nañu ko donte nag am na ñu ne defar ga dafa des am na lu ñu ca mënoon a ñambaas su ko defee mu gën a yiw gaal gi suux barke démb fii ci île de la Madeleine enquête bi ci police ubbi section environnement bu gendarmerie lanu ko dénk jawrin gi ñu dénk wàll wi di Abdou Karim Sall dana ci seq ndajeek taskati xibaar yi ci ngoon ak tey jile activiste bii di Adama Gueye tey boo moytuwul mu am bàyyi yëpp négandeku maanaam liberté provisoire leetar bi ci ay avocat am bind ci alxemes gi la war a tàbbi ci bureau attekat bi yore dossier bi attekat bi nag bu ca noppee dana ci waxtaan ak procureur laata mu ci jëlay dogal mbënd meek yeneeni xew-xew yu tiis yi ñuy nemmeeku fii ci Sénégal ci fan yi jawrin gi njiitu réew mi Alaaji Macky Sall déclenché na ci plan Orsec daañu ci ànd ak Mohamed Ali Mouba biti réew soxna Naata Mbay la ñu ci àndal Naata noo def. maa ngi fii Barthélémy di la nuyu ñëpp ñuy déglu RFM xibaaru biti réew dina ci bokk fële ca Mauritanie jamono ji ci ab waxtaan politique la ñu soobu Mohamed Ould Ghazouani di njiitu réew mi dalal na démb benn ci candidat yi bokkoon ca présidentielle ba Mohamed Ould Mouloud moom nag li ko gën a yitteel mooy mu ne ñi bokk ci kujje gi te foofee ca réew ma ca boppam sax amuñu fa liberté ak ñeneen ñi nekk biti réew te yoon di leen topp. fële ca Côte d'Ivoire moom laaj ba ñu samp mooy ndax Alassane Ouattara Guillaume Soro seenub jubóotle dina mën a nekk ba ndorteelu ut bi ba léegi kon ñu ngay jéem waaye yëf yi mujj wuta antu président assemblée nationale ak njiitu réew mi ñoom nag seeni relation demeetul nu ni mel ñi jege Guillaume Soro danoo door ay tànk dox jàmm ci mbir moomee te sax yëgu ko Barthélemy moo waral ba yëf yi doxul ci journal bi dinañ waxtaan ca présidentielle bi am ca Tunisie ak la ca topp. ci kanam soxna Naata Mbay tàggat yaram Youssouf Bodian nu ngi lay nuyu. di la fay Barthélémy. li ci gën a fës. football Sénégal di wéy di jiitu ci Afrique nekk 20e mondial ci classement FIFA bu mujj bi nañu waxtaanee kenn ci cadre équipe nationale boobule di Idrissa Gana Gueye ginnaaw match bu rëy bi mu def démb ak Paris Saint-Germain ci Ligue des Champions di jongante boo xamante ne kon ki nekkoon entraîneur am ci jàmbaar seetaan na ko bu baax a baax nañ ci ànd ak moom judo doomu Sénégal bu jigéen nekk numéro 1 mondial ci moins 63 kilogrammes yi junior yi Anna Siga Faye di wuyoo moom nag mbébétam mooy fexe ba su demee ci championnat du monde yi ñibbisi ak médaille d'or. jaajëf Youssouf Bodian li ci yéeni kaay daañu ci ànd ak Alaaji Assane Gueye gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee audit bi njiiti réew mi xibaar démb ci conseil des ministres ñel établissement yi dalal mbooloo waxtaan gi ci njeexitalu xibaar yi lay doon Aliou Ba moo fare ci machine yi. jàmm dellu siwaat ca institution Sainte Jeanne d'Arc établissement ba nag defal na ay musóor élèves ya fay muuru jox leen ko waajur ya ne nangu nañu musóor yooyee donte am na ñenn ci ñoom yu ne daal des na munoon nañ ca ñambaas leneen su ko defee mu gën a yiiw loolu nag ñu ne nag la leen xaw a métti mooy li ñu ne daal loolee ci at mi rek lay yem waaye bu école ubbee déwén bu soobee sunu borom musóor du fa dugg ñoom nag élèves yooyu le mu di élèves yooyu muuru tey reprendre nañu njàng mi foofu le ca institution Sainte Jeanne d'Arc ci suba bi ñuy dem ñoom ñëpp daanaka seen waajur la ñu àndaloon Nafissatou Sila ma nga fa woon. ci bu 9h30 tàmbalee jot la ndongo yi commencé di dugg ci école bi ñoom ñëpp daal di muuru ànd ak seeni waajur mel ni ku yàkkamti du benn kàddu bu ñu jagleel presse bi. ci biir l'école bi nag ndongo yeeg seeni waajur yi direction bi di leen dalal la kenn par kenn loole nag ngir ñu daal di mën a jot fulaar yi ñu war a muuroo mu war a nekk ci couleuru institution Sainte Jeanne d'Arc benn waxtu daal di jàll mu am ñu njëkk a génn mel ni nag ñu soulagé wu Abdou Daoud. dañu kontaan nañu trop ci li xew tey nit yi yëpp kontaan nañu état bi def na liggéeyam bu baax a baax on souhaite donc que ça continue comme ça parce que Sénégal jàmm la am te jàmm la ñu bëgg fulaar bi baax na trop parce que yëpp baax na ci ginnaaw ci kanam yëpp baax na amuñu benn problème am na bind école bi institution Sainte Jeanne d'Arc c'est tout à fait normal mënuñu wax ay libanais ay sénégalais ay français ci affaire yu xale fii lañ juddoo fii lañ yaroo ñoo bokk cosaan ñun ñëpp. beneen waajuru ndongo daal di génn tàllal ñu fulaar bi mu wane ne nag jàmm am na ci école bi le ci at bi ñu nekk mu nekk fulaar bu triangulaire su fekkente ne doom ji danaa moom xolam féex na
waajur bi si boppam xel bi dalul. fi ñu nekk nii kaala bi ñu muy jox baax na pour man vraiment dinaa delluwaat classe tey ci ngoon métti woon na lool nag te tamit dina métti pour ma dabaat ñi nga xamante ne ñoo di samay waa classe. xaar bi yàggoon na loolu weeru mai ba léegi dañoo stressé te mi ngi bëgg a yàgg nag sama doom bu jigéen mi ngi seconde dese na ko ñaari at ngir mu pare ci école bi te bu fekkente ni nag ñun leeraluñ ñu dara ñun naka la ñuy def année bii di ñëw xamuñu sax dara leerul. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire? Ndeye Niang di waajuru élève biñ fi agressé woon di ñaawlu condition yu ñu fixeel doomam rax ci dolli mu gis ni fulaar yi dafa cher juróom-ñaari téeméer lañ koy jaayee. dañ ñëw affaire xale bi la ñu wax seen ay conditions yi nga xamante ne nii moom lañ tëral loolu lañ ñu wax que xale bi su ñëwee amul droit wax li passé woon amul droit waxtaanee ak moromam yi et puis fulaar bi na ko respecté. fulaar bi la am droit kolo amul mais en tout cas xale yi duñu dindi seen kol ñun loolu rek moo ñu amal importance et puis ñu continuer jàng seen jàng. accord bi la nag diggante IJA ak waajuru ndongo yi mel na ni nag at bi la rek la yitteel waaye nag fi ñu toll nii waajur yi ñoom bàyyiwuñu te ñu ngi interpellé nguuru Sénégal ngir at yi di ñëw. loolu laa dégg seen biir ay wax loolu laa dégg seen ay biir ay wax man nag loolu laay laaj gouvernement ministre bi laa bëgg a laaj moom 2020 2021 lan la ciy wax. Nafissatou Sylla dégg ngeen sànq waajur yi ndongo yi ñu ne seen xel dal na rafetlu nanu fulaar yi nga xamante ni ñoom la ñu defaral seen doom su ko defee ñu muuru ko dem jàngi waaye ñem nañu daal li am solo mooy seen doom yi jàngi wéyal seen jàng delluwaat ca classe ya ñu ngi sàkku nag ngir ñu permettre leen ñu liggéey ci xel mu dal Lamine Diémé bokk ci association parents d'élèves yi ci micro Nafissatou Sylla. ñu ngi sant yàlla ñu ngi sant ñëpp ñu ci jàpp ak ñëpp ñu ci wax lii nag du combat boo xam ne dañ doon xeex wala dañ doon problème boo xam ne il fallait que mu régler ñëpp comprendre ku ci nekk nga xam sa position ñëw ñu fi pour xuloo ñëw ñu fi jàmm ak salaam moo ñu indi ci école tey comme yàlla dimbale na ba affaire yi apaisé ba ñëpp reprendre ñoo ngi ciy sant yàlla fulaar bi ñu école bi proposé fulaar bi baax na képp ku ko gis ñun ñëpp képp ku ko ci teg bët gis nga ne baax na parce que inspectrice bi de l'académie moo ñu assisté avec en présence des autorités de l'école et on a tous apprécié ba yàlla def ku ci nekk signé nga ne fulaar bi baax léegi nag xale yi tey jël nañ leen léegi la ñu doog a dugg ci classe yi reprendre nañ seen classe nañ ñaan yàlla ñu continuer ci jàmm ñëpp am jàmm problème yi vraiment ñu fàtte ko ñu nekk jàmm ak salaam waaw ren nag lañ ko bind ci dossier bi bon ñun nag xam nga comme suñu doom yi vraiment il fallait ñu reprendre dans l'immédiat xam nga déwén moom ku la neex léegi te prendre tes dispositions parce que ñun lu tax ñun ñu insister sax ñun suñu doom dañ leen inscrire woon depuis daaw xam nga bu fin d'année balaa muy jot ci ngay inscrire sa doom te li nga ci dépensé mënoo woon jékki-jékki bàyyi ko nii di dem di wutiwaat feneen xale bi tu vois loolu moo taxoon léegi nag comme yàlla def à partir de déwén bu dee nag xaw ma suñu sañoon nag mu continuer ndax xale yi di ñëw futurs enfants yi di ñëw aussi ont droit aussi même faveur bi ñu am ñun tey waruñu leen ko génnee suba léegi nag bu yàlla dimbalee loolu agsi loolu nag on verra loolu liggéeyu suñu liggéey ñun mais liggéeyu ministère de l'éducation moo war a liggéey ci côté boobu ñun li ñu war def nañ ko. mu nekkoon Lamine Dieng bokk ci parents d'élèves ya ca institution Sainte Jeanne d'Arc keneen nit ku yëkkati ay kàddu daal di rafetlu mbir mi mu di directeur enseignement catholique rafetlu nag ni mbir mi mujjee moom abbé Georges Ngirane Faye sàkku ci njaboot yeeg wayjuru ndongo yi rawatina ngir rek daal ñu dem ceeg dal ndegam fulaar yi leen jox daal daanaka lépp yemb na mu ngi sàkku ci ñëpp ngir ñu ànd ceeg responsabilité su ko defee jàmm bi mun a sax dakk foofu la ca institution Sainte Jeanne d'Arc ñu teewlu ko. les familles sont venues. famille yi ñëw nañ man wax na ak ñoom ci li ñu leen wan ci fulaar yi nag kontaan nañ ci lool mu mel ni kon jàmm ji ñëw na yàgg na nag man sax bugguma ci woon wax ndax bugguma daal ñuy yokk coow li di ko eggal fu mu eggut ndegam nag tey jile jàmm ji ñëw nañ ñu ngi woo ñëpp ñu gën ko suuxat yéen presse bi ñu leen di ñaan ak seen responsabilité li ngeen ci wax lépp rek mu nekk luy indi jàmm jooju daal la ñu bëgg mu sax mbir yi jeex ñëpp nekk ci ñu gën ko wëyal. et en relayant tous les biens que vous avez vus aujourd'hui. mu nekkoon abbé Georges Ngirane Faye di directeur de l'enseignement catholique sàkku ci taskati xibaar yi ngir rek ñoom itam ñu bàyyi école bi ñu liggéey na mu waree juróom-ñeenti simili moo bootu ci benn waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. doon naa leen ko junj ci boppu xibaar yi gaal gi suux barke démb fii ci île de la Madeleine ba tax ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan altine gii la woon nag jàppale ne enquête bi ci police ubbi section environnement bu gendarmerie la ko jox ñu jàpp ne nag am na beneen ab enquête bu nga xamante ni ubbi nañ ko mu di enquête judiciaire ñu fàttali nag ñaari enquête yooyu lépp la leen tax a jóg rek mu di leeral accident
accident boobu le xew ci île de la Madeleine jàpp ne sax jëwrin gi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu environnement di Abdou Karim Sall dana ci seq ndajek taskatu xibaar yi ni ki tey jii ci ngoon taskatu xibaar bi di Adama Gueye di tamit activiste boo moytuwul nag mu am bàyyi yëpp négandiku maanaam liberté provisoire leetar bi ci ay avocat bind tabbi na wala boog tey la war a tabbi ci table attekat bi yore dossier bi attekat bi bu ko càmbaree ba noppi ci lay dem waxtaan ak procureur de la république laata muy jël dogal ñu fàttali ne nag ay weer a ngi nii daanaka moom Adama Gueye nekk ci kaso bi Georges Déthié Diop. Adama Gueye boo moyul li ko desee ci waxtu ca kaso Rebeuss bëreetul xanaa boog coppite am journaliste consultant bi ab liberté provisoire boo moyul dana ko am tey jii nii wala gën kaa yàgg ëllëg ndax démb la ay avocat dugal ci cabinet bu doyen des juges d'instruction ab ñaan ñu bàyyi ko bàyyi ba nekkës ndiko demande boobee nag assistante bu Samba Sall lañ ko joxoon ci ngoon gi benn blocage nag amul bu fekkee ne mbir mi saytuwuñ ko démb li ko waral moo di dossier bi eggagul woon ca parquet ba loolu ndax greffier ba moo fa newul woon tey ci suba nag le parquet bi jot demande boobee ay avocat yu Adama Gueye di xaar nag jamono ji te boo mooyul dogal wala avis bu procureur bi danañ ko joxe ci waxtu yi ñu dëgmal waaye jamono ji dénk nañ ñu ne parquet bi mu ngi ci tànk nangu li avocat yi Adama Gueye bëgg fas yéenewul gantal bàyyi ba négas ndiku bu journaliste consultant bi nga xamante ne ñu ngi ko tëj kaso lu ëpp ñeent fukki fan ak juróom a ngi ñu koy toppee offense au chef de l'État ak atteinte à la sûreté de l'État mu mel nag ñeenteeli demande bàyyi ba négas ndiku bi moo fas yéene doon bu baax bi. Georges Déthié Diop fii léegi waxtu daañu ci xam lu leer mbënd mi ak yeneen xew-xew yu tiis yi ñu nemmeeku ci Sénégal fan yi maanaam ndox mi nga xamante ni dafay nangu kër yu bëri naka noonu it yàq ay yoon tax na nag ba président de la République daal di déclencher plan Orsec démb ci ndajeb conseil des ministres ba jamono ji nag ñu war a am ay moyens yu doy su ko defee ñu mën a wàllu askan wi ne ci ndox mi ci jamono jile bokk na ci askan yooyu ña nekk ca Pikine Mohamed Ali Mouba. Pikine bokk na ci zone yu gën a mettile ci inondation yi daanaka bi nawet bi commencé ba léegi am na ay ndox yu bon yi nekk ci kër yi kon ci plan Orsec bi yaakaar nañ ni loolu dina dañ waaye maire Kër Massar jàpp na ni foog ñu génnee moyens yi su ko defee ñu mën a génnee ndox bu bon boobulee ndaxte mairie bi amul moyens yooyu lee Moustapha Mbeng mooy maire Kër Massar. ndax fi mu toll nii sous-préfet ñëw na fi ñu ngi ànd ak moom di wër di xool ndox mi. te xool lan ak lan la ñu soxla waaye xam naa ne présentement léegi li priorité li nga xam ne moom la ñu soxla il faut ñu am ay moto pompe yu am débit yu mag mais am ay tuyaux flexible yu gudd yoo xam ne dinañ mën a tur ndax Kër Massar dafa am quartier yoo xam ne amul canalisation amul dara te ñooñu pour ñu jël seen ndox mi yóbbu ko fañ ko war a yóbbu tey nga xam ne canal yi mu nga fa mu mën a nekk ab déversoir il faut mu dem sax yoo xam ne am na yu dem ba 3 kilomètres lu mel ni jëm weli. ci Rufisque daanaka situation bi tane na préfet Rufisque jàpp ni plan Orsec bi dina gaawal yëf yi su ko defee ñu mën a ŋàcc ndox mi nu mu gën a gaawee libérer yenn voies yi ak yenn kër yi balaa semaine bi di jeex Serigne Babacar Kane mooy préfet ba. ci plan Orsec bi li si bees mooy day ñëw dolli ñu ay jumtukaay ngir ñu mën a gaaw en tout cas soulager population bi loolu moo bees si plan Orsec bi déjà li nga xam ne moom la ñu soxla si jumtukaay lépp xayma nañ ko ba jébbal ko kilifa yi ñoo ngi toog ñoo ngi xaar jumtukaay yooyu fii ak ngoon incha allah bu ko jotee dinañ mën a def liggéey bi nu mu gën a gaawee. waaye nag kii di Ibrahima Anne jàpp ni daanaka plan Orsec bi ñu déclenché ni wane na ni daanaka nguur gi réussirul xeex daanaka inondation yi ci banlieue bi Ibrahima Anne moo nekkoon njiitu commission environnement ci mairie ville Pikine. xam nga bu ñu toogee lu mat fukki at ñaar fukki at ba léegi di wax ay plan Orsec mooy wane ne état bi dafa échoué si problème mu assainissement. des fois moo assainissement si problème mu aménagement du territoire ndax aménagement du territoire yi yëpp daf si anticiper dafa wax ni ay jëfin la ay li nga xam ne dañ ko war a teg loo xam ne dafay anticiper si 25 ans te 35 ans te nit ñi par ordre ak li nga xam moom lañu war a am lu war a méngoo dëkkuwaay yi ba nga xamante ni ñoom duñu am yenn coono yi. en tout cas plan Orsec bi day wone ni que nguur gi daa bëgg gaawal yëf yi ci banlieue bi su ko defee inondation bi wàññeeku day tax ñu génnee kon moyens yu bëri ñu mën a def coordination bu baax itam loolu yëpp ngir yëf yi gën a gaaw. Mohamed Ali Mouba plan Orsec boobule déclenché na ko ni ki démb fekk asamaan si daanaka moom it
noppeegut ndax dafa mel ni taw bi léegi saa mu yegg si fii ci Ndakaaru am na xiin ba noppi am na fu muy taw sax ndax dënnu yi du ñàkk yéen a ngi koy dégg ñu wax ci leneen wax ci agence de presse sénégalaise bi nga xamante ni dana ko bëgg a soppi def ko société nationale loolu dogal la bu tukkee ci conseil des ministres démb adopté nañu ko ba noppi loolu nag tax ba section Synpics su kër ga mu di bu APS ne loolu dogal gu rafet la bu neex ci xol ndaxte daanaka presse bu Sénégal yëpp mën nañu sax di ci profiter waaye nag secrétaire général ba di sàkku na ngir rek ñu wéyal processus boobu nga xamante ni tàmbali nañ ko démb ca conseil des ministres Bamba Kassé ñu teewlu ko Georges Déthié Diop. décision la boo xamante ni bu ñuy rafetlu la ndax xeex bu yàgg bi nga xamante ni ñiy liggéey ci APS doon nañ ko def lii xëy na mooy cappaandaw ga en tout cas nekk na loo xamante ni bu continuer di wéy ak li ci tegu nga xamante ni mooy ñu voté loi boobu projet de loi boobu def ko loi li ci tegu bu amee bu sottee dina nekk loo xamante ne xëy na lu baax lay doon pour agence bi ndax umpalawul nii agence bi nga xamante ni tey ren jii am na juróom-benn fukki at dafa soxla woon ñu recadrer ko dafa soxla woon ñu relifter ci mën a teg rek mooy jàpp ni bu processus IMB am na yeneen changement nag yoo xamante ni bu BIPA ci biir APS la war a am changement de vision changement de comportement changement de yoo xamante ni dafay jëm ci gën a jëmmal gën a adapté liggéeyu APS par rapport ak les demandes actuelles parce que 2019 nañ nekk APS dafa war di bàyyi xel ci liggéeyam ñii di rajo yi ñii di télé yi ñii di site web yi ak ñii di journaux presse écrits yi waratul rek yem ci defar ay dépêche donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni incha allah bu fekkee ni processus bi continuer na foofee nañ war a jëm. mu nekkoon Bamba Kassé di secrétaire général u Synpics bu APS askan wa dëkkee ca rive droite maanaam ci boo jéggee dex bi nga xamante ni moo di dexub Sandougou nekk ci arrondissement bu Maka Koulibantang ñoom nag ñoo yuuxu wëllu ñu ngi sàkku ci autorités yi ngir rek ñu defaral leen li nga xamante ni moo di pont su ko defee ñi traversée bi gën a yomb naka noonu it ay yoon yoo xamante ne dana tax seen dëkk boobu le dem fay doon lu yomb Moussa Oumar Gueye. fan yi ni ñu nemmeekoo gaal yi nga xam ne dañuy këpp moo xam ci géej gi la muy ci dex tax na askan wi yeewoo ci beneen wàll wi nga xam ne moo fare ci xar tefesu dex gi ñu naan Sandougou nekk ci arrondissement bu Maka Koulibantang daal di yëkkati seen i kàddu ngir ñu fàttaliku leen Cheikh Sylla moom mooy président kuréel bi lëkkale lépp lu jëm ci wàllu koom diggante ñaari pàcc yi nga xam ne ñoo seq dexu Sandougou gi. bu dee tali la amuñu ko bu dee école la amuñu ko bu dee santé amuñu ko li ñu gën a yittewoo pour l'instant mooy pont mais ci nawet bi nii dafa mel ni ñun dootuñu bokk ci Sénégal gaal yi fa nekk pour di fa jéggi sax wóorul da ngay gis ñoo xamante ni dañuy jël seen i moto ñëw di ko dugal ci gaal bi di jéggi te xam nga loolu yëpp risque la parce que ñu ngi gis barke moo Njaay am na ñu lap Dakar ñu indi ñu ay gilet de sauvetage ak lu mu demee noonu mais Tabajang am na jéggikaay nga ñëw Sandu am na jéggikaay Mblembu am na jéggikaay diggante Madina ak Jende mooy fi ngeen demoon ci nord bi fi amoon pont bu dangereux bi am na jéggikaay diggante Leeba Madina tamit am na jéggikaay. ci bu yàggul dara am na benn ambulance boo xam ne dafa demoon ngir benn évacuation sanitaire ngir wàllu koo xam ne dafa feebar waaye nag gis nañ ni ambulance bi dafa mujjoon dugg ba naroon këpp ci biir ndox mi. ambulance bu fa def lu doy waar vraiment sama yaram dafa daw malade moo nekk ci biir ambulance bi muy jéeg nag far fay tracteur lañu woo mu di ko xeec 73 villages nekkul mbooloo bu ndaw. lu ñu mën a jàpp mooy pont bu Sandougou ak fexe ba daal di def goudron ci yoon bi nga xam ne moo lëkkale Koussanar ak Maka Koulibantang nekk na ay jafe-jafe yoo xam ne askan wi yàgg nañu di koy yuuxu boobu ak néegéeni si amul benn saafara bu leen ci fekk Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. jógee Tambacounda ñëw ca Ndangaan Sambu mu ngi nekk ci commune bu Fimela foofu nag ña fay yëngu ci wàllum tourisme ñoom itam ñoo yuuxu wëllu ndaxte dañoo nemmeeku ne ba nawet bi doo rek léegi Senelec courant bi dafay coupé rek loolu nag tax ba ñu ne seen activité yëpp daanaka dafa dem ci suuf maanaam lañ ca namoon daal mënatuñ ko am ndax coupure yu métti Aminata Goudiaby. Lamine Gour Faye xolam neexul ab hôtelier la bu nekkee ci Ndangaan Sambu fan yi nag matériel am yi nga xam ni ñoom ñoo di frigo climatiseur wala sax téléviseur ay heure rek la ñuy fonctionner ci bis bi coupure courant yi nag moo bëri fi mu ne nii ba tax na ñu ni sax lu bëri la leen yàqal ñoom ñi nga xam ni ñoom ñooy liggéey ci wàllu tourisme gi foofee ci Ndangaan Sambu. courant bu coupé 24 heures et puis ñëw 10 heures de temps coupé waat 24 heures clients yi nekk ci hôtel yi ñu ngi ñibbi Ndangaan c'est une zone par excellence touristique bu ñu amuleen courant mënuñu wax affaire tourisme ci xam ngeen
ngeen ne nawet ay yoo kese la courant amulee dara du mun a sotti le kenn mënul liggéey. hôtel ba nga xam ne nag moom la dendal ka fa nekk itam nu ni mel la gisee Lionel Lopez di wax ne fan yi ay dépenses am dañu yokk trop ba yàqu lu bëri ci bénéfice am ndaxte bés bu nekk day jënd carburant ngir rek doxal groupe électrogène bi nga xam ne moom moo fa nekk te nee na ba fii mu ne sax problème mu ñàkkum ndox mi lijjanteeguñ ko ba mu jeex tàkk foofee ca Ndangaan Sambou. nawet bu ñëw même jafe-jafe yi la ñuy dund il suffit mu am ngelaw bu ndaw rek coupure am te ay waxtu la ñuy toog te duñu ci am benn xibaar bés bu nekk nañ toog lu toll ci ñaari fukki waxtu yoo xamante ne duñu am courant su fekkee ne am na taw bu ànd ak ngelaw ci conditions yi nan la ñu mën a liggéeyee ci zone touristique te amuñu courant amuñu ndox groupe électrogène yi ak réservoir yi dañ koy am waaye loolu lu cher la. mais ça coûte des fortunes. coupure courant yi nag du rek ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu tourisme gi ñoo koy yëg foofee ca Ndangaan Sambou ñeneen ñi itam ñu ni dañ cee sonn loolu Aboubacry Sarr moom gérant de station service la bu nekkee foofee ca Ndangaan. chaque jour mënoo fi nekk di def plus de 15 voire 20 litres carburant par jour pour liggéey groupe électrogène dafa métti. li waral nag situation bu ni mel moo di ay poteau électrique yu bëri dañoo daanu gannaaw ba nga xamee ni taw bu métti dafay amoon ànd ak ngelaw lu métti Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby Senelec moom daanaka dafa soobu ci programme boo xamante ni da ciy waxtaan ak yenn écoles yi ngir rek formation bi ñu leen di defal méngoog bëgg-bëggu entreprise yi ci noonu la am ay élèves yoo nga xamante ni demoon nañ ca Cap des Biches foofu la programme bi soobu wala boog foofu lañ doon amalee bés yi ñu ci doon waxtaanee ñu ànd ceeg Abdou Diouf Diagne. C'est le bâtiment qui abrite les turbines à vapeur. S'il vous plaît, ne touchez à rien. Adama Boy di artu ndongo yu bëri yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ngir xool machine yi Senelec yi nekk ci Cap des Biches chef de service bu exploitation bu centrale bi ñu duppee C3 di xam ne ni jaar nañu wan askan wi ñi nga xam ne ku am courant ñoom la te kenn du leen gis. bis bi daf ñoo permettre ñu wan étudiants yi fi ñëwoon visiter wan leen lan la ñuy toggee courant permettre nañu aussi ñu wax leen sacrifice yi nga xam ne nit ñi moom la ñuy def pour Sénégalais yi am courant ñu xam it maanaam saa ñuy feete ñun suñuy feet nekk Tabaski wala Pâques di feete lu ñuy feet muy guddi mi bëccëg nit ñi ñan la ñuy daj si tàngaay bi ba di leen jox courant te dañoo nekk si benn pàccu population bi nga xamante ne nit ñi xamuñu leen. visite bi mën na tax école formation yi fexe ba ndongo yi ñuy tàggat méngoo ak bëgg-bëgg bi nga xam ne entreprise yi moom la ñuy am Ousmane Fall di chef bu département acquisition ak développement de compétences moom moo ko xamle. chaque année dañuy jël ay centaines et des centaines de stagiaires mais léegi dañu bëgg a gën a sori si jëf jooju maanaam ñu ubbi suñu buntu yi pour que xale yi di ñëw di comprendre suñu métier pour que également école yi di comprendre suñu réalité entreprise pour que mu gën a am adéquation entre formation bi ñu leen di defal ci école yi ak les besoins réels de l'entreprise. visite bi nga xam ne école formation yu bëri ñoom ñoo ko amal ci machine Senelec yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Cap des Biches dafa bokk ci programme bi nga xam ne dañ koo teg ngir màggal li ñu duppee ay journée sociale ak environnementale. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. RFM bitim réew. soxna Naata Mbaye ñu dalalaat la. ma fay la di la jaajëfal Barthélémy. ñu tàmbalee fii ci suñu wet ci Mauritanie. nga xamante ne njiitu réew ma nag ma ngay dalal kujje politique ba. waaw mi ngi koy dalal Barthélémy waxtaan wi daanaka fukki fan ak juróom a ngi nii ñu door ko waaye nag Mohamed Ould Ghazouani di njiitu réew mi dafa daje démb ak benn candidat bu bokkoon ci présidentielle bi mu di guléet Mohamed Ould Mouloud lay wuyoo moom rafetlu na sax waxtaan wi ngir jàmm am ci wàllum politique gi waaye li muy naqarlu nee na mooy ñoom waa kujje gi niñ leen di bunu xataalee ci biir réew mi bu ñu bëggee jot ci média public yeeg yu ni mel ñu ne duñ ko mën a am ak ñenn ñi nga xam ne dañ leen sax bu ñu xataal ba ñu daw dem biti réew ñu leen di topp ñoom la ñu bëgg ñu ñibbisi te dara du leen ca fekk Mohamed Ould Mouloud jiite Union des forces du progrès ci micro suñu ndaw la ñu togg ca Nouakchott di Mohamed Diop. J'ai posé aussi la question de la nécessité. waxtaan nañ ngir dindi embargo bi ci kaw kujje gi bu ñu bëggee indi dal ci langue politique bi. normalisation politique. Parce que l'opposition vit en exil. kujje gi mu ngi daw laxu te ne ci biir réew mi. Nous sommes privés de médias publics. mënuñu egg ci ëtti tas xibaar yi nga xam ne askan wee ko moom. se servir de nous un peu pour une opération de communication. lu dul fekk ñu soxla ñu fa. Nous sommes absolument il y a un autre. kenn boole ñu tam ci emploi public yi. frappe les opposants quant à l'emploi les emplois publics. te sunu homme d'affaires yi mënuñoo gagné benn marché. des hommes d'affaires ne peuvent jamais espérer. rax ci dolli yoon dal seen kaw rek lay def. et finalement il y a les poursuites aussi. waaw mu nekkoon nag Mohamed Diop moo doon tekki kàddu yi Mouloud
soxna Naata Mbaye ñu dem ca Guinée Conakry nga xamante ni waxtaan yi ñu sumb ngir soppi sarti réew ma daal fi lekk ayu bés lay jeex. waaw bañ ko dooree nag njiitu réew ma Alpha Condé dafa jël lépp daal di koy dénk premier ministre bi mi ngi wéyal di dalal ñenn ñi yëngatu ci wàllum politique ak askan waak na muy doxee consultation yi ñu ngi koy amal Barthélemy waaye parti yu gën a mag ci ku jëba bokkuñu ci ku ci mel ni Cellou Dalein Diallo ak Sidia Touré ñoom daanaka nee nañu duñ ca bokk ndax li ñu gis mooy coppite yooyee ñu na ma amal lañ ca bëgg rek mooy Alpha Condé am ñetteelu mandat toog fa ba romb mandat maanaam dem ba lu yees lu ëpp 2020 ñenn ci ay njiit parti opposition parti yu yamamaay yi ñoom ñoo nangoo jàkkaarloo ak njiitu gouvernement bi waaye ñoom sax dafa mel ni dañoo am xel ñaar ci waxtaan boobule waxtaan yooyu dina jeex ñaar fukki fan ak juróom Barthélemy yàggatul dara. waaw ci lu yàggatul dara ñu dem ca Côte d'Ivoire soxna Naata Mbaye nga xamante ni am na ñoo xamante ni daal ñu ngi jóg ngir waxtaan réconcilier kii di Alassane Ouattara ak Guillaume Soro. waaye ba léegi yëf yi mënut a antu ndax ci ndorteelu weeru août bee ñu génn ñu jege ex président assemblée nationale boobu di Guillaume Soro jëm nañoo dox tànk jàmm ca njiitu réew ma di Alassane Ouattara ca bataaxal bañ ko jébbal nag ñoom liñ ci wax mooy Guillaume Soro nangu na demaat ci parti unifié maanaam parti ba ñu boolaat di RHDP rassemblement oufouétiste yi pour la démocratie et la paix Jeune Afrique moo ko bind benn condition képp la ñu teg ñoom proche Guillaume Soro yooyu maanaam Alassane Ouattara ak Soro daal di toog waxtaan Ouattara daanaka nangu woon na ko ba noppi sax waaye yëf yi antuwul li ko waral Jeune Afrique moo ko bind nee na ndekete ñoom li ñuy dox yëpp Guillaume Soro yëgu ci lenn. ñu jeexalee ci benn réew bu nekk ci réewu arab yi. waaw ca Tunisie ak présidentielle ga ñu fa doon amal daanaka jeexagul. waaw jeexagul Barthélemy ndax dañoo war a dem ci ñaareelu tour bi waaye laataa loolu nag kenn ci candidat yi Nabil Karoui moom moo jël ñaareelu place sax ci premier tour bi moom dafa nar a des ci kaso bi yoon moom moo ko gàntal bàyyib nëgandiku bi mu doon sàkku moom homme d'affaires bi dafa nar a bokk ci second tour boobule ay avocat am nee nañu juge bi ci boppam moo bañ ne du wax ndax nee na yëf yi da koo dépassé Nabil Karoui ñu ngi koy topp ci atum 2017 ba léegi ay luuba ay setal xaalis wala sax évasion fiscale maanaam jël xaalisam dem dénk ko yeneen réew ngir bañ rek ñuy di fay ay lempo ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août lañ ko tegoon loxo fukki fan laata campagne électorale bi di door moom ñaareelu place bi mu jël ci présidentielle bi nag téeméer boo jël ci xob yi fukk ak juróom ak lu topp am na ko ki jiitu Kais Saied la ab universitaire bu amul parti téeméer boo jël am na fukk ak juróom-ñett ak lu topp ñaareelu pàcc élection boobu ca Tunisie ñu ngi ko nar a amal semaine bu njëkk jàpp ñaar ci weeru octobre bi ñu dëgmal Barthélemy. woy wa daanu na. waaw daa mel ni de. acca mën nga daw saak mën nga daw jël saak bi daw ñibbi balaay taw bi di yegsi. incha allah jërëjëf. jërëjëf soxna Naata Mbaye. RFM Sport. Youssouf Bodian nuyuwaat la. di la fay Barthélemy. ñu tàmbalee ko wàllu football Ligue des champions bu Europe daanaka première journée bi tëj nañ ko démb. waaw loolu kon démb la woon plutôt xibaaru si la woon classement FIFA bi la ñuy waxtaanee. waaw Dioum man kat looloo ma jaaxal fay bi nga ma indil nii. waaw classement FIFA bi moom la ñuy waxtaanee Barthélemy bu mois d'août. Sénégal kon moom moo jiitu ba léegi nekk kon ci place bu njëkk ci Afrique nekk 20e ci àdduna bi Tunisie Nigéria Algérie mi nekk champion d'Afrique en titre ñoo ci topp Belgique France ak Brésil kon. ñoom ñoo nekk ci ñetti place yi jiitu ci àdduna bi Brésil moom la bu Neymar moom la Sénégal war a dajal ci match xaritoo le 10 octobre ca Singapour bu 12h jotee ci Ndakaaru lay doon bokk na ci joueurs yi bokk ci match boobule su ci yàlla àndee Idrissa Gana Gueye bokk ci cadre équipe nationale du Sénégal ñu waxtaanee kon match bi mu def match bu rëy démb ci Ligue des champions bi digganteem ak Real Madrid moom joueur Paris Saint-Germain bi kon daanaka postom bu bees boobu la nga xamante ni fa lañ ko teg def na li ñu doon xaar ci moom si gis-gisu ki nekkoon entraîneur am ci jàmbaar bu Saly Boubacar Gadiaga ñu déglu ko. alhamdulilah sant yàlla parce que def na mu def match boo xamante ne match bu am solo match bu baax match boo xamante ne vraiment génne na football génne na xarañ génne na doole génne na combativité yu bari donc je pense que noppi nag voilà yàlla daf ñu am ndam et puis boole si loo xamante ne boole si boo xoolee poste bi mu joué ñu commencé match bi mooy comme relayeur loo xamante ne moom la doon joué habituellement dafa doon joué plus comme sentinelle mooy kanamu défense bi et fii Martinez moo ko yore woon mais loolu yàqul dara ci prestation yàqul dara ci football bi ci wàllu xeex bi donc
après boo koy seetaan da ngay am kontaan bu baax a baax parce que tamit match bi mu joué contre Real même si le Real ñoo nekkul Real bu gën a mag bi mais daal am nañu ñu sant yàlla bu baax a baax ci mu joxe si match bu baax a baax vraiment kontaan am ci kontaante et vraiment yàlla def na sutura ba def na loo xamante ne tey ëpp na rôle boobu parce que def na passe décisif on a pu défendre lu bari je pense que loolu dafay nekk loo xamante ne vraiment lu am solo la ci suite carrière am foofu ñaan yàlla rek yàlla na sax ba mu gën a gagné confiance su entraîneur bi déjà am na ko parce que vraiment l'entraîneur direct boo seetlu mu ko téye fin bi day wane ne kontaante mu am puis sûrement yaakaar woon ne def lu mel noonu ko mais nag franchement daal nañ ci kontaante bu baax a baax ci prestation bi mu mën a jël. kooku di Boubacar Gadiaga nekkoon entraîneur bu Idrissa Gana Gueye Barthélemy daanaka démb bokk na ci ñu daaloon sa équipe bi. waaw man kay newoon naa leen Paris ca parc moom Real bi ma gis day. xam naa bu ko fa naree daan moom yan ba lu yomb de. waaw démb nag match bu rëy la def ba tax na sax tey média yu bëri ci Europe moom la ñu xëyee moom Idrissa Gana Gueye. waaw effectivement il a séduit le parc alors Youssouf Bodian ñu dem ñu wax ci Ballon d'Or France football ñaari fan ci weeru décembre la ñuy xam ka koy jël. cérémonie bi ca Paris lañ koy amalee Didier Drogba ambassadeur trophée 2019 bi mooy doon maître de cérémonie soirée boobule finaliste yi nag le 21 octobre lañ koy xam Sadio Mané ñu fàttali ni bokk na ci ñu nominé pour yóotu kon Ballon d'Or boobule. li bees nag ren mooy trophée bi ñuy jox ki ñu jàpp ni moo gën a ràññeeku ci gardien yi ci année bi loolu nag guléet muy am trophée boobule tuuru doomu Russie bi di Lev Yachine lañ ko jox moom mooy ba fu mu toll nii benn gardien boo xamante ni moo gagné Ballon d'Or depuis 1963 la woon kon ba léegi amul benn gardien boo xamante ne gagné na ko ndax d'habitude attaquant yi lañ koy jox rarement défenseurs yi Cannavaro bokk na ñi ko jëloon ren ñu jàpp ne tamit ci favori Virgil van Dijk di défenseur bu Liverpool moom bokk na ci favori kon ngir wuutu kii di Luka Modric. ñu wax ci wàllum judo Youssouf Bodian ak doomu réew mu Sénégal bi nekk numéro 1 mondial ñeel junior yi nga xamante ni amaguñu juróom-benn fukk wala boog. kilo waaw moins 63 kilogrammes moins 63 kilos waaw. Anasiga Faye lay wuyoo moom mooy champion d'Afrique en titre ci catégorie am médaille d'or lu yàggul ci kon Open bu Casablanca ca Maroc moom nag fu mu toll nii mbébétam mooy fexe ba su demee ci championnat du monde yi mu ñibbisi ak médaille d'or pour Sénégal ñu déglu Anasiga Faye. classement bi moom bu ñu ko gisee moom vraiment dama kontaan quoi parce que yombuloon mais aussi fexe nañ ba am ko première mondial te fierté la aussi donc dama gën a xam man fi may teg sama tànk xam lu sama judo bi di représenter niveau Sénégal ak niveau mondial bi donc xam ni là liggéey day soog a commencer dañ koy yokk rek mën a jot suñu objectif c'est ça quoi. instant bi objectif bi championnat du monde junior yi la bu ñuy préparer te xam naa ne suñu amoon appui ministère bi dinañu yokk lu bëri waaw incha allah bëgg nañ am médaille d'or bi jël ko andi ko fii Sénégal parce que mbégte la ñu nar a gis drapeau Sénégal bi di flotter ak hymne bi tamit mooy loolu ñu koy woy bon mbégte lay doon te di remercier sama waa club surtout sama coach nga xam ni bon il me soutient toujours il est toujours avec moi à me soutenir ak président fédération bi ak suñu coach bi nga xam ne moo ñu yóbbu tout le temps Kalidou Gataba ils sont toujours là pour nous et inchallah on fera le meilleur de nous pour pouvoir andi médaille d'or. Anasiga Faye kon moom bokk ci judo club moderne bu Grand Yoff nekk numéro 1 mondial ci junior yi moins 63 kilogrammes moom kon devancé benn doomu Serbie doomu Allemagne tamit ci classement boo xamante ni ay téeméer judokat yoo ci nekk yu nekk ci àdduna bi ñaareel sénégalaise bi ci classement boobule mu ngi ci 62e place bi Mariama Traoré lay wuyoo ki topp ci moom di Ndeye Fatou Fall moom mooy 62e ex aequo ak kii di Rosalie Bassène Barthélémy